mal di fay di rafetlu jotaay bi di wax ni effectivement président de la République jël na décret bu révoqué maire de Dakar le député maire Khalifa Ababacar Sall donc su décret bi ci boppam du liñ ñu bett ndax léegi mat ñaari at moo xam ne président Macky Sall mu ngi bëgg a jël mairie bi par force ndax yàlla dafa def na aussi bu ñu demee vote si fukk ak juróom-ñetti mairie yi ñu doon uti Khalifa amoon na si fukk ak juróom-benn moom amoon benn loolu moom ba léegi da ko naxari waaw moo tax mu indi xeex yi nga xam ne moo fi nekk parce que Khalifa aussi amoon na ambition donc xeex bi mooy continuer rek loolu ñëpp waxoon nañ ko depuis le départ xeex politique bi mooy continuer ba tey léegi bëgg na jël mairie bi bëgg na ko jël si décret te su koy jël aussi peut-être que dina jéem a rafetal affaire bi jéem ko jox yeneen socialiste bañ ko jox APR pour mu ne dafa jël par force parce que mon problème moom c'est que mandat bi yëpp soo amulee moom rek moo war nekk président de la République du Sénégal moo xam ne amul capital si magistère am parce que moom février bi incha allah day dem donc d'ici là du am élection mu ne naa def loolu donc noonu laa ko jàngatee man donc li si topp question bu si topp mooy parrainage bi def nañ lancement bi barki dëmb la ñu def lancement bi Médina si boulevard Centenaire ñëpp gis ni defe naa si veille bi avant veille bi du mooy lañ ko décidé amul sa bruit mais ay junni nit ñoo fa newoon joxuñu kenn paas fayuñu kenn teguñu climatiseur si naaj bi la nit ñi nekkoon ñëpp ñàkk tooy xepp ñu ne par force il faut ñu parrainer Khalifa Sall ñu ne côté boobu donc xel dal na si lancement bi xamoon nañ déjà que sénégalais yi su rawatina Dakar waaye Khalifa seen doom la Khalifa ñoo ko tànnal seen bopp Khalifa ñoom ñoo koy jàppale Khalifa ñoom Khalifa lañ fi nekkal donc ñu ñëwoon en masse bettu ñëwoon suñu gisuloon ne kenn nag nañ am lu ñu bett mais lii moo xamoon nañ Dakar waaye dañ ko defal Khalifa donc dañu doon door rek région yëpp fekkee nañ ko mooy coordonnateur régionaux yi ñu namee woon ñëpp dellu nañu li ma si jot tey mooy que région yu bëri communes yi sa commencé nañ liggéey donc li si des daal dañuy xaar rek chaque semaine bu nekk wala ñaari semaines yu nekk ñu am information retour ñu xam nit ñi fu ñu toll bon xam nañ déjà vraiment du souci bi li ñuy wax 53 000 ba 67 000 loolu du problème bi mooy ay nit ñuy wax ne 3 millions la ñuy wut man personnellement d'accord ma si loolu su la laajee 67 000 utal sa 67 000 nga yóbbu ko parce que mënoo déposer lu passé loolu mais naan damay xañ ñeneen ñi ay parrain parce que man dama am doole wala dama bëgg ne nit ñi man am naa nangamu parrain te ñooñu dañu war a woteel alors que parrainage bi ak vote bi du benn nit ki homme d'affaires mën na laa parrainer parce que dafa ragal keneen mën na laa parrainer parce que am na li mu la ragalee mais su demee di voter du la woteel donc loolu Macky Sall na ko génnee si boppam mënul si nax sénégalais yi parrainage ak vote du benn naan nit ki dama lay lebal parrainel ma fii soo ma parrainé dama lay jox temps te joxoo ko du la woteel te même su la kii soo ko joxee mën na la bañ a woteel ku yore business yore ay entreprise am di am ay marché partout suñ ko ne parrainel du parrainer opposition pouvoir lay parrainer mais du votel pouvoir opposition lay votel donc bu mu fi indi benn problème li ñu laaj nit ñi nañu uti loolu yóbbu ko conseil constitutionnel leneen ñu téye ko naan ay 3 millions la loolu vraiment histoire la bëgg a indi seetlu naa Macky Sall depuis quelque temps fitna la bëgg a Sénégal ndax xam ne ni Sénégal yi bëggatuñ ko léegi li mu bëgg rek indi ay problème pour que nit ñi mu jaxasoo ñu ne woy kii bi moom li mu fi doon wax naan armée bi na génn ci population ñun ba léegi egguñu foofu dañ ko ne na ànd ak dal li taxoon mu falu loolu na bay conditions yi fii ministre de l'intérieur na ko jëlee fii ndax moom bu muy falu ministre de l'intérieur amu ak toppatoo loon élection yi ministre chargé des élections moo yoroon ak Abdoulaye bu muy falu aussi c'est la même chose ministre de l'intérieur ministre militaire la woon du woon militant donc Macky mënu fi indi problème yi nga xam ne Sénégal yi dépassé nañ ko loolu benn pàcc la si fitna yi mu bëgg a indi parrainage bi aussi fitna la suy taxaw di naan 3 millions laa bëgg signature mooy dem leen xañ ñeneen ñi signature loolu aussi pour ku ñu jiital réew mi warul am comportement boobu rawatina nag mu siy dóor ay fecc alors que population mu ngi sonn ay sonn yi kenn xamul donc na xam ni en tout cas duñ ko baal parce que moom li mu ko jaral pour mu toog ñun jaral na ñu ëpp loolu pour mu jógee fi ndax defu fi li nga xam ne ñun war nañ mën a tax war nañ mën a xoolee bu muy toogaat waaw constitutionnel bu jamono ñu toll nii amul dara li mu war a mbañal Khalifa si candidature am ndax Khalifa atte bi jeexagul te balaa ñu naan dañ la condamné day fekk atte bi jeex donc Khalifa ba tey dafa yore droit am yëpp
c'est que pouvoir bi ak yenn presse yi ñoo bëgg nit ñi bañ a parrainer Khalifa Sall wala di kii parce que et puis encore man li ma siy métti ñoom dañuy dugg si kër yi naan Khalifa Sall waa Khalifa Sall lañu parce que li ñu dàq partout waa Khalifa Sall lañu kooku indi nañu ma seede yi fii sama commune sa am na te am na si commune yu bëre donc nañuy bay loolu ku wóolu sa bopp da ngay def affaire yi leer Khalifa day nekk candidat Khalifa amul dara bu fu ñu toog nii lu ko tere mën a nekk candidat xam nga lan moo ko mën a tere nekk candidat amul parrainage donc si loolu la ñuy liggéey dañ koy parrainer parce que day nekk candidat amul sañ-sañam mu ngi ko yore ba léegi dañuy xaar ba lépp jeex ñu ne léegi condamné nañ ko définitivement ñu ne Khalifa mënul nekk candidat mais ñu ko ragal nag dañuy toog naan non kii mënul nekk candidat muy kaso mais bu muy nekk candidat député fan la nekkoon du kaso nekkul candidat nekkul député waaw mais li taxoon mu nekk candidat si pour nekk député loolu mooy tax mu nekk candidat pour nekk président kaso rek mënul tax nga kii da ngay fekk ñu attee la ba nga atte bi yëpp jeex complètement ñu ne jugement définitif moom la ñu rendre ñu xam ne yow li ñu si wax moom moo am mais am na recours yu ñu def mais nañu xaar ba recours yëpp jeex bu ñu ne Khalifa du nekk candidat donc bu ñu kenn wax plan B plan A plan kii ñun Khalifa mooy suñu candidat Khalifa moo tax ñu jóg suñu wóoroon aussi que du nekk candidat duñ fi nekk di daw si ginnaawam ndax ay kilifa lañu ay borom kër lañu duñ fi nekk di sonal suñu bopp li nga xam ne wóor nañu du am parce que ñun gëm nañ ba léegi ne nekk candidat ndax dara indi ñu fi dara li nga xam ne war na mën a tere Khalifa mu nekk candidat moo tax ñu si sonn moo tax ñuy jóg chaque suba guddi gi amuñu nelaw amuñu tooguñu ñu ngi daw rek ndax ay nit lañu comme ñoom suñu xamoon lii du am duñ ko def donc il faut que ñu arrêté di wax loolu Sénégalais yi Khalifa candidat la day nekk candidat ba fii bi ñuy wax condamnation définitive d'ailleurs nguur gi sax même avocat nguur yi wax kenn musu fi wax ni Khalifa du nekk candidat tollooguñu foofu def nañ révocation nee nañu sax c'est pas lié à la justice ñoom sax loolu la ñuy wax révocation bi moom ak justice bi du appel bi moo indi ñu ne da war nañ ko def depuis par sanction administrative la donc loolu il faut que mu leer si bopp nit ñi Khalifa candidat la encore ba fu mu toll ni candidat la te mooy nag suñu candidat incha allah le 24 février